salaamaaleykum mbokki xarit ñu saan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV tey nag ñuy dalal ki nga xamante ne rek moom mooy Babacar Diallo nekk benn ci ay responsable yu Pape Siré Dia di directeur général bu poste tey moom rek la ñu toogal sekk ak moom plateau bi pour rek waxtaan li nga xamante ne nekk na ay activités yoo xam ne jot na koo amal ci biir dëkk bi mais également li mu mbëbët ci li nga xamante ne rek mooy fi ñu jëm muy les présidentielles de 2019 Babacar asalaamaaleykum. maaleykum salaam Omar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la nuyu ci àjjuma ji waaye it di nuyu Sénégal yëpp waaye di nuyu it suñu mbokku Thiès Ouest yëpp di nuyu surtout nag particulièrement waa Grand Thiès waaye di nuyu ki nga xam ne mooy sama directeur général de la poste monsieur Pape Siré Dia bu ma ko joxee nuyoo bi mu jël nuyoo bi tegal ma ko ci son excellence le président Macky Sall. alors Babacar dañuy ñëw rek ci liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy liggéey ci peggu Pape Siré Dia parce que gis nañu depuis référendum yi ba léegi tooguloo est-ce que tey bu ñuy wax ci wàllu politique wàllu massification Babacar ana yan jéegu nga teg. waaw Omar wax dëgg yàlla laaj nga ma laaj boo xam ni laaj bu neex a tontu la ci man laaj la boo xam ni war naa ci mën a tontu ndax par rapport ak. fi ma sama directeur général léegi yi ma jox pour ma di ko liggéey ci biir département bi waaye ma di ko liggéey surtout aussi ci biir commune bi ndax bu ñu seetloo depuis ñu pare ci référendum yi ba léegi tooguñu noppalikuñu li tax noppalikuñu tooguñu mooy président Macky Sall ñëpp xam nañu ni dafa am ñu mu war a jonganteel ci présidentielle yi waaye metti na mettiwul. waaye mu am liggéey boo xam ni aussi ki nga xam ni moom la yaakaar ci Thiès ki nga xam ni moom la xelam dal ci Thiès mu àndi koog ñi nga xam ni ñoom ñooy leader yi bokkal parti nekk biir Thiès moom mu am yu bëri yoo xam ne daf ñu ko confier bi mu ñu ko confier ba léegi ñu ngi ciy dox tey ñu ngi fépp ñu ngi ci commune bi ñu ngi ci département bi ñu ngi ci commune bi di liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la. lu tax ma ni liggéey bu mucc ayib la mooy amul fenn foo xam ni toog nañu semaine boo xam ni demuñu fa pour waxtaan ak ñoom pour delloosiwaat leen encore pour massifier waale en même temps aussi par rapport ci yeneen quartier yi nga xam ni suñu yeneen leaders yi ñu ngi fa ba ñoom ñëpp tey ñu am yaakaar ci ki nga xam ni mooy président Macky Sall. waaye ñu gën a am yaakaar ci leader bi nga xam ne moom la fi président Macky Sall teg muy Pape Siré Dia ndax social yi nga xam ni Pape Siré Dia mi ngi koy defal doomu aadama yi ndax ndombo tànk yi nga xam ni tey Pape Siré Dia mi ngi koy jox ay nitam ci quartier yi te it ñëpp xam nañu ni ku dégg Pape Siré Dia xam ni Pape Siré Dia ci social lay dox Siré Dia kenn dootu ko présenté kenn. léeg-léeg ma dégg sax ñu ni duñu gis Siré Dia ci télévision yi lañ koy gis Siré Dia ci affiche yi lañ koy gis Siré Dia ci miir yi nga koy gis waaw ki nga gis ci miir yi di ko gis ci affiche yi nga retourné di ko gis ci télévision yi te yow ba léegi nee nga tegagoo ko bët waa léegi ba pare kooku mi ngi doxal boo xam ne tey jii moom kenn tegu ko bët waaye ñi mi ay nitam ñi ngi doxal boo xam ni ci biir commune bi. ci biir département bi loo xam ni gisuñu kenn koo xam ni tey ji mi ngi doxal comme na mu war a doxale d'accord doone yeneen leader yi nga xam ni moom ñoom nekk biir Thiès ñu bokk APR ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoom ñëpp ñu ngi doxal nag ñu ngi doxal à 100% waaye doxal boo gis rek dafa am koo xam ni moo lay dàq doxal moo tax ñuy junne ne la kër day am bunt dafay am caabi te caabi ji da ngay tëj ak di tijji te caabi jooju nag mi ngi ci loxo Siré Dia ndax ñun daf ñu placé ni ma placé noonu la placé keneen ak keneen tey tout Thiès foo dem amul benn élément boo xam ni bokk na ci Siré Dia te ne ko fa tey foo dem amul benn comité boo xam ni bokk na ci Siré Dia te ne ko fa muy ci avec yi muy ci mouvement yi muy ci association yi muy ci activité sport bi fépp foo xam ni yaa ngi fay dem mu nekk ci activité
Siré Dia ndaw ma nga fa kon Siré mi ngi doxal Thiès mi ngi doxal département bi. alors très bien Babacar dañu ñëw rek référendum bi ñu génn tey bu ñu doon xool liggéey bi ngeen ci def bu ñu ko doon évaluer est-ce que am nga ci satisfaction référendum bi. waaw am naa ci satisfaction ci benn côté waaye jëlee naa ci njàngat boo xam ni tey bu ma neexee mën naa taxaw ni d'accord mën naa maa mujjee ñëw APR mën naa am aussi man maa mujjee ñëw ci politicien waaye njàngat bi nga xam ni am naa ko ci ñu gis ni ci département bi ñoo ko gañe waaye ñu gis ni ci commune bi wàññi nañu doole Idrissa Seck à 90% wàññi nañ ko ci commune bi ndax foo xoolee fu nekk Idrissa moo daan gañe ci département bi moo daan gañe ci commune bi dem na ba benn moment boo xam ni naagu boo xam ni foog na ni moom ci boppam moom Thiès waaye tey ki mujjee ñëw aussi ci APR muy DG Siré Dia xoolal ñi fi nekk ñoo xam ni yàgg nañu nekk ci APR ñoo xam ni yàgg nañu nekk encore ci yeneen bureau yi waaye tey Siré Dia dafa ñëw moom rek moo fi def lu fi kenn deful ñëw kase Idrissa Seck ba tey amul kenn koy xool di ko ménkawle koo xam ni war naa mën a song Idrissa Seck pour wàññi ko à 100% kenn ngay gis muy Siré Dia man ak ñi ma àndal ak samay moroom tey ba ñu jàppee xool xayma ci référendum yi ñu xool ni gañe nañu département bi ma dellusiwaat ñu ñëwaat encore commune bi ñu wàññi fi Idrissa Seck parce que ñun dañ doon dem rek ku mel ni man damay xëy suba ba ngoon jot di dem di campagne duma lekk duma naan ak ñi ma àndal ma jàpp ni li ma ci njàngat man parce que Omar danga ma laaj bu am importance nga ma laaj waaye jëlee naa ci référendum yi loo xam ni tey mën naa toog fii wax la te li ma la wax du deñ que ni bis bu ñu ko defee commune bi nga xam ne dañu ci gañe woon ci référendum yi dinañu jëlaat ci présidentielle yi ki toog ne moom Thiès ñu daan ko Thiès daan ko ci département bi te boo ma laajee lu tax loolu ak fu ma ko teg ma wax la ko. alors fan nga ko teg ndaxte diggante référendum bi législatif bi dugg na fi te mel na ni directeur général poste di Pape Siré Dia seen leader sampoon na la fi ne la yaa ngi ci ñaari centre yi nga xam ne ñu ëpp doole ci Thiès Ouest muy Grand Thiès muy centre Aliba ak Elimane Siré. waaw loolu mën naa la ci firnde lu leer référendum yi rek DG Siré Dia daf ma ñëw samp ma Grand Thiès te bi may sant Grand Thiès boobu Thierno Alassane Sall mi ngi ci parti bi bi Thierno nekkee ci parti bi man maa ñëw parce que li may wax ni Sénégal àddina ñu may dégg man maa ñëw toog ak Thierno billaahi wallahi taalaahi ma ne ko ministre ma ne ko Siré Dia daf ma sas daf ma ne demal ci ouest bi ku ci nekk nga liggéey ci sa gox ma gis ma ñëw confier Thierno Alassane Sall ma ne ko sa bureau di nga ko gañe barki yonent bi sa bureau di nga ko gañe xaw ma waaye sa bureau di nga ko gañe te bi ma koy xam ne ñu ko fekkee mais ci référendum yi liggéey nañ ci liggéey boo xam ni tooguñu taxawuñu li may wax ni am na ñu ko mën a séede ba tey mu gañe bureau mais bi mu gañee bureau mais félicité na ma waaye ma ne félicitation bi Siré Dia moo ko moom parce que moom moo ma yebal ma ñëw parce que man dama jox ko ci Siré Dia ma ñëw jàppale la te noonu ma ko jàppale noonu fii ci Grand Thiès Thierno Siré Elimane Sall fii parce que Thierno Elimane Sall ak Aliba
ñooy suñu prioritaire Grand Thiès yi te ku dégg Grand Thiès xam ni Babacar Diallo li muy liggéey fii ci Grand Thiès di ko liggéey ci commune bi rek ak di ko liggéey ci département bi kon am na base Grand Thiès kon fi na bi may laaj ma dellu si Omar ci li ma doon laaj sànq pour fi na la ne ki taxaw ne la Thierno Alassane Sall man maa ko ne sa bureau di nga ko gagné waaye pour fi na lu tax ma sukkandiku ci foofu parce que boobu dafa fekk ñun ñu liggéey fii liggéey boo xam ni waaye au dernier moment dañu toog xaymawaat defaat évaluation man à Grand Thiès ma xool ma ni comment ça fait-il que maa ngi fi mais Babacar Fall mi ngi fi BF Grand Thiès Babacar Fall mi ngi fi man maa ngi fi waaye ma xool ma ni président Macky Sall ñaata leader la am ñu nekk ci ouest bi maa toog xayma loolu ma ni Ndeye Tické mi ngi ci ouest bi docteur Ndiaye mi ngi ci ouest bi Maodo Malick Mbaye est la bokk ma xool ni Aline Diouf Ousseynou Diouf mi ngi ci ouest bi Babacar Fall BF mi ngi ci ouest bi Babacar Diallo mi ngi ci ouest bi waa léegi docteur Ndiaye ak El Hadj Ousseynou Diouf ñoom ñaar ñoo bokk fi ñu nekk Ndeye Tické fi mu nekk moom moo fa nekk man ak Babacar Fall ñoo nekk fii ci Grand Thiès waaw ma jàpp ni ci référendum yi dañ daan taal suñu oto yi di dem rek parce que dama bëgg aussi président Macky Sall Siré Dia ñu xool planning bi ma teg bu fekkee ni planning la boo xam ni bu raisonnable la ñu wax bu raisonnable ñu wax ci koo xam ni taxaw na jël intention pour jàppale président Macky Sall laa wax na bi ñu gañee ak bi ñu gañee kenn du xam kan moo liggéey bi léegi pour ñun ñu xam ni ku ci nekkal fi président Macky Sall parce que président Macky Sall bu décaissé ay moyens joxe ku ci nekk war ngaa mën taxaw gagner sa centre c'est vrai ou pas mais pour nga gagner sa centre mais ku nekk na toog liggéey centre bu mu war a gagner ci koñam docteur Ndiaye El Hadj Aline Ousseynou Diouf nañu toog ñaata école moo fa nekk ñaar la ñoom nañu toog seen base liggéey ko ku ci nekk taxaw gagner sa base foofu ci sa école Ndeye Tické moom it na toog ci école am centre am ne gagné naa sama centre dégg nga de maag Babacar Fall ñoo nekk fii ñu toog ñu nit taxaw ne gagné nañ suñu centre fii mais xam nga Omar bu boobaa ñun dañ taxaw bàkku ne ñoo ko gagné waaye xoolal da ngay gis ku liggéeyam ba sonn ki président jox moyen taxaw fee ne moo gagné te fekk gagnéwu ko ma jox la exemple école Iba Katiba élection passée yii passé Amadou Diakhou Sall mais liggéey na fa liggéey bu mucc ayib est-ce que xam nga loolu liggéey bu mucc ayib la fa liggéey ku dégg Diakhou Sall xam ni mook Siré Dia benn lañu waaye bi ñu gañee foofu mais Ablaye Dieye moo manifesté wu waaw parce que kenn xamul mais bu Ablaye Dieye jëloon moom ci boppam taxaw liggéey bu mu war a liggéey ne man damay gagné sama centre ku ñeme na def lii ma def taxaw publiquement ci télévision taxaw wax jël engagement ne man maay gagné sama bureau ñëpp di ko dégg engagement da nga koy jël fii waaye boo toogee nangoo jël engagement di critiquer su boobaa mooy que ni da ngay naxe rek te naxe fi mu toll nii président Macky Sall kenn mënatu ko nax Omar léegi centre yooyu yëpp Maodo Malick Mbaye taxaw moom it daal di ne damay gagné école Cité Lamine Maodo kan mais école Somme la même chose docteur Papis Ndoye taxaw ne dama koy gagné
ku ci nekk na def lii ma def mais su boobaa li ñu bëgg dañ koy am fii ci OS bi dañ koy am aussi ci commune bi parce que bu ñu paree ku ci nekk da ngay toog nga évaluer te li may wax nii leer na leen ni réalité la ku nekk na toog ci sa base nga liggéey ko gagner sa centre mais ci kaw nga toog def sa déclaration confier ko le président Macky Sall mu jox la ay moyens nga taxaw gagner ko. tey boo seetloo Grand Thiès ñu fi daan chemin di toog ci buntu kër yi di toog ci emplacement yi di toog feneen ak feneen yëpp Siré jël na leen wutal leen ay liggéey maanaam wutal na leen xëy te loolu mu leen wutal noonu mais man mii ci laa bokk waaw man ci laa bokk xoolal ñoom ñi ngi woon fii ci Grand Thiès yoroon ndomba tànk yu doy waar ñii ay ministre la ñu woon ñii ay député la ñu woon ñii ay directeur de société la ñu woon waaye fekkoon nañ fi chômage bi waaye dindiwuñu ko waaye xoolal ki jóge ba Aiglon xoolal ay kilomètres ñëw ba fi faj suñu soxla ñun génne chômage bi dugal fi ay emploi pourquoi kon ñoom seen xel delluwul moo tax gis nga yàlla lu muy def lu ne rek xam na ko ndax bu fekkoon ni sa xel dellusiwaatoon na yow doo ñëw di présenté wu présidentiel ne da ngay dem di jokkante président Macky Sall te président Macky Sall moom ci boppam moom moo wax ni bi ñu ko falee moo ne li ma gën a ñor mooy jeunesse bi am ay emploi te Siré Dia mi ngi koy def ñoom bañ leen takkalee ndooma tànk defuñu ko kon tey du ñu ñëw ba fii di jongante kan di jongante ak Babacar Diallo ci OS bi fii te Babacar Diallo di élément boo xam ni incontournable fii à Grand Thiès bu Siré Dia kon ñoom seen jongante fii pour man doonul problème non doonul problème Thierno Elimane Sall Aliba non bu fekkee ni li ma liggéey lépp la fii école bi man dama leen fi baat ci ñoom ñëpp dama leen fi baat parce que liggéey naa ko def naa fi loo xam ni tey ji mën naa taxaw jël engagement ànd kook aussi sama frère ndax président Macky Sall da ko wóolu teg ko fi muy bees Babacar Fall maa ngi koy nuyu au passage parce que moom moo nekk ci US bi ñun ñaar ñoo nekk fii ci Thierno Elimane di joor a jongante ak gars yi parce que il faut ngeen sóoraale ko aussi donc maa ngi koy nuyu au passage te it moom it mi ngi liggéey docteur Ndiaye mi ngi liggéey bu mucc ayib moom it di kenn ci Siré Dia gis nga ñoom ñëpp kenn lañ ci Siré Dia parti bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Thiès fii ñoom ñëpp kenn lañ ci Siré Dia Siré jël na leen uuf leen ànd ak ñoom ba noppi barki démb rek bi ma doon somme reliement bi ma doon def somme wax nañ ko Brin Ndiaye taxaw na wax ko ne Siré Dia nit la koo xam ni il est incontournable fii à Thiès parce que def na ko fi liggéey na ko fi. alors très bien mais foo dañ ciy wax parce que tey bu ñuy wax ralliement boobu dañu ne ay ñooñu Thierno Alassane Sall ñoo fekk si Siré Dia ci peggu Babacar Diallo mais ñu gis fa ay kilifa Benno Bokk Yaakaar wax nga ko sànq muy Souleymane Ndiaye Brin di haut conseil ñi ni mel ñu leen di gis ci ay xew-xew bëriwul mais dafa mel ni léegi gis nañ ni affaire yi ñu ngi destiné wu quoi di dem. waaw ñoom xam nañu ndax Cheikh Kane ma nga fa woon am na beneen haut conseillère Yaya Li Cissé moom it ma nga fa woon waa Benno bi yëpp ñu ngi fa woon haut conseillère ñoom ñu nga fa woon parce que xam nañu ni Babacar Diallo doxul ci caaxaan lu tax doxul ci caaxaan mooy gis nañu liggéey bi ndax jongante ci présidentielle dafa nekk loo xam ni président doon dafa ko sax kaa ndax boo déggee Brin li mu wax ci comment dirais-je encore ci parrainage bi xam nga parrainage bi Omar man toujours man daf may jaaxal gis nga mais ku am say nit ñëwal nga wane ko xam nga yow leer na tey Babacar Diallo bi Siré Dia am na ay nit ñoo xam ni war naa mën a gagné fii ci centre Thierno Elimane Sall ak ci Aliba mais c'est ça mais c'est simple demal nga indi say nit nga wane ni yor naa ay nit ñaa ngi nii mais boo amul nit mënuloo war a mën a jongante parce que loolu pertement wu Sénégalais yi la
te pertement sénégalais yi la président Macky Sall. ñëpp maanaam li ñuy wax ni tey boo bëggee jiite ci 6,5 millions inscrits yi. oui 1% bi war nañu xam kan mooy Babacar Diallo. bu dee da nga bëgg a nekk président de la République. da nga bëgg a nekk président de la bon mu mel ni par naa du leen ko expliquer mais ñeneen ñi aussi opposition bi ak ñëpp ñu ngi wax ni Macky da ko def rek pour éliminer ay adversaires am. non Macky loolu xam nga Macky dafa am ay nit Macky président dafa am ay nit mais dafa bëgg a jàngat ni président boo ko bëggee nekk il faut que nga am ay nit léegi kenn dootul jóge fii rek ñëw rek ne damaa bëgg a poser candidature présidentielle ñu ubbil la nga ñëw poser candidat présidentielle xamuloo nga ñëw lor Sénégalais yi président loolu ko tax a jóg mais du caagan parce que bu fekkoon ni même bu dul parrainage sax président ci biir jonganteeg ak li nga xam ne liggéey na ko fi mais sans sax parrainage bi mais xoolal li président def xam nga it il faut que léeg-léeg ñuy tudd jëf ju baax bi fi président Macky Sall def pour commencer pont Gambie bi xoolal. waaw pare na te pourtant nit ñaa ngi doon xayma di foog ni ma ngay jëm ba 2021 wala 2023 mais président pour wax la ni soxla nit ñi ñoo ko yor soxna sénégalais yi moom moo ko ñor tey xoolal ko Momar Sarr xoolal pour lan pour ñu am ndox mu neex xoolal aéroport Diass bi xoolal autoroute à péage bi jëm Touba Ila Touba xoolal forage li mu def ci ay forage ci àll bi nu mu toll mais Omar nañu waxante dëgg barki Demba Ndiaye la doon inauguré encore terrain arène nationale bi mais xoolal loolu xoolal président tey jii aussi emploi yu mu créé ci biir Sénégal xoolal tey bourse familiale yi nga xam da koo tijji léegi da ngay toog famille ñun leen da ngeen di toog bu ñetti weer jotee nga dem nga fayee ko pour mën ci am ndimbal ndax xamloo fu sooy doole di toll mais loolu est-ce que mës ngeen ko gis président bu ne ñëw na fi mais est-ce que mës ngeen gis président bu ko xam def na ko fi amul kon président mi ngi liggéey te pourtant de bi mu ñëwee li fi toog tey xoolal Thiès tey tali yi bees yi ñu fi def tey te benn tali bu ne dina coûter 18 milliards mais xoolal tey Thiès fi nga xam ne da doon indi loraange yépp président mi ngi koy defar ak partout dans le Sénégal foo mën a dem président mi ngi def moom ci boppam liggéeyam te amagul deuxième mandat ci premier mandat waa kon ki nga sas premier mandat moom su ñëwee am deuxième mandat kon moom laata muy dem dina fekk tey jii ñun sénégalais yi li ñu xam ne soxla woon nañ ko ci moom fekk am nañ ko nga xam ne dem bu rafet lay dem te président Macky Sall laa gis ci président boo xam ni kenn dootu ko fàtte wax naa ko Siré Dia nee naa ko yaa ngi liggéey président Macky Sall waaye yow kenn dootu la fàtte parce que da nga fi def histoire boo xam ni histoire bu la ñor la léegi-léeg nag di nga gis ñi nga xam ne dañuy jongante ak moom ñi nga xam ne da nga mën ci ñàkk parce que aussi di nga jékki-jékki gis leader boo xam ne day liggéey nga naan da nga koy gir mbagg te fekk du sa morom fekk ki nga xam ni moo gën a tuuti ci parti bi moom du sa morom xam nga tey boo may comparé man Babacar Diallo nga ñëw kan nga ma war a mën a comparé fii tey jii ci ñuy jongante par exemple ci opposition bi doo ko gis tey mën nga taxaw man mën naa exemple bi ma la jox sànq ne la école bu ne ki nga xam ni moom moo fa nekk di leader jokk ci président Macky Sall tey mën nga taxaw ne dinaa gagner sama bureau dinaa gagner sama centre waaye tey man mën naa la jàppale sànq ci sa commencement wax nga ni yaa ngi may gis ci département bi. waaw ci wàllu massification wax nga ma yaa ngi may gis ci commune bi te ça fait plus de 6 mois maa ngi liggéey n'est-ce pas waaye léegi exemple boobu ma la jox sànq ci commencement bi ne la ku ci nekk na jël engagement ne dinaa gagner sama école dinaa gagner sama centre tey est-ce que xam nga ni ci département bi ci commune bi man ku ma xool xam ni Ouest laa bokk maa ngi fii école Aliba ak école Thierno Elimane Sall waa léegi man mbooloo bi nga xam ni démarché woon naa ko mu nekk samay mbooloo yoo xam ni ñi ngi ci yeneen centre yi te tey ku ma ci wax nga def ku ma ci téye nga bàyyi waa léegi tey ku mel ni Maodo Malick Mbaye am naa base foofu est am naa fa base waa tey su ma neexee tey mën naa taxaw ni sama base bi ma am foofu ñëwal ma jox la base bi ñu continuer ñu nga liggéey ak ñoom pour ndamu président Macky Sall parce que lépp ci compte président Macky Sall la jëm waaw tey ku mel ni par exemple
keneen ak keneen ak keneen ak keneen foo ci gis rek am naa fa base boo xam ni Siré Dia moo ma ne ma liggéey ko avant. Alors très bien parce que dafa mel ni aussi programme yooyu di ay programme de massification da nga daan dem di ci ànd ak ay partenaires pour jàppale jigéen ñi groupement yi ci ay omo ay paan mu nekk programme yoo xamante ne yow da nga ko doon def pour fidéliser say militants. waaw dama leen doon téye léeg-léeg nit ñi dañoo réerewul mbir lenn gis nga laata ngay politique day fekk nga am ak nit ñi jàmm day fekk nga daan dimbali nit ñi pour nit ñi soo ñëwee ne dangaa leen soxla ñu ñëw wuyu si leen bu la ci kenn nax politique nit la ay nit la politique boo amul nit bàyyil boo amee nit demal bu la ci dara nax nag Omar gis nga politique parce que président looy politique te amoo nit amuloo ko njëriñ looy politique te amoo carte électeur yow mën a sànnil président de la république xamal ni xel ni perte nga président soxlawu la waaye man politique bi may politique mooy après élection damay ànd ak yow avant élection damay ànd ak yow kon tey boo toogee ba soxla ñooñu nga daan jëflanteel soo leen wooyee dañ lay wuyu si. dañ lay wuyu si. alors très bien Babacar aussi bokk na ci ay acteurs de développement yi nga xamante ni yu gën a fës la ci biir Thiès bëri na ay programmes yoo xam ne daf fii am ñu tudd Babacar Diallo comme sponsor li ni mel Babacar depuis kañ la door. loolu yàgg na d'ailleurs première finale bi coupe maire bii nga gis nii ñi di ko organiser le premier man ci parrain bi laa bokk. waaw donc loolu yàgg na parce que li tax mu yàgg mooy avant may politique ak Siré Dia la mais bi ma ñëwee commencé di ànd ak Siré Dia dafa gën a neex ndax lan ndax ñëpp réeréwul ñu mbindi Siré Dia coupe finale départementale yi finale régionale yi phase nationale yi lépp da koy couvrir ak waa nawetaan xam nañ ko ñu ngi may dégg Siré Dia bàyyiwul fenn ci loxoom la plupart man lay jël lu bon dina jël 2 millions par finale départementale wala régionale wala phase nationale mu di ko jox équipe yi ak ASC yi kon tey bi ma ñëwee ànd ak Siré Dia dafa gën a neex li tax mu gën a neex mooy la ma daan def ñëw na def lu ëpp loolu raw ko di ko def kon nit ñi c'est pas pour rien lu xew rek ñu ni Babacar Diallo lu xew ñu ni Babacar Diallo parce que chaque jour que jëfee fii boo fi ñëwee soirée bi da ngay gis avec yi 24 heures sur 24 dañuy jàppante fii bañ nañ ko ba léegi sax Babacar Diallo bu Siré Dia la ñuy wax parce que ku ma dégg xam ni man li may liggéey Siré Dia moo ko moom man Siré Dia moo tax ma xam politique Siré Dia ci Siré Dia laa politique yi liggéeyuma pour sama compte bopp mais damay liggéey pour ci compte Siré Dia Omar gis nga politique dafa fiir nag xam nga lu tax politique fiir Omar ma wax la ko tey gis nga politique booy liggéey ba nit ñi xam ne yaa ngi liggéey mais nag loo dégg nag nangul waaw dañ lay galgal ko. non waaye mais xam nga lu tax loolu. léeg-léeg yàlla dafay jël ay doomu aadama tànnal leen boppam. téyel leen boppam. ànd ak ñoom. moo tax looy galgal te yàlla àndu ci du sotti. waaye heureusement ba man ki ma àndal. keneen ko ànd ak moom. lu ko neex laaj. jeex na tàkk alors très bien Babacar émission bi xam naa ni jeex na lan mooy doon say kàddu yu mujj. man daal Omar. ñëpp xam nañu samay kàddu yu mujj daal mën naa la ko wax muy lan muy dama bëgg Grand Thiès bii ouest bi bii nga xam ni président daf ko ñor surtout Grand Thiès ñi ma fiy joganteel ay ponk laa fiy joganteel dama bëgg ñu dooleel ma nañ ma dooleel jël naa engagement que Grand Thiès Thierno Elimane Sall jël naa engagement ne Aliba jël naa engagement ne Grand Thiès man Babacar Diallo ak ñi ma ko àndal ndax am na ñaar ñi ma ko àndal la jeunesse de Grand Thiès dañu créer mouvement derrière Siré Dia ñoom ñëpp dañoo liggéey jour par jour ñu ngi def ay té débat Grand Thiès parce que maa leen ko confié. am na beneen mouvement boo xam ni plus de 587 personnes la ñu koy wooyee mouvement tabb derrière Siré Dia
tabb mooy mouvement bi nga xam ni mooy li nga ma doon laaj sànq muy partenaires yi ñi may xam ni ñoom laay liggéeyal ndool ci wàllu li may liggéey développement bi ñoom ñoo créé mouvement tuddee ko mouvement tabb pour tabb Siré Dia derrière Macky Sall pour réélire 2019 élection 2019 ñooñu tey jii ñoom it ñi ngi ci gannaaw Siré Dia te ñooñu c'est au niveau national ah kenn ku ne am nga foo dëkk te ay responsable lañu te ñooñu ñëpp ñu ngi ci derrière Siré Dia kon tey ñooñu ñëpp bu ñu leen jëlee boole ko ñu dooleel ma Siré Dia dooleel ma fii ci Grand Thiès Omar mën naa taxaw ne la dinaa gagné Grand Thiès fii ponk li ngeen di wax ne ñoom la ñuy joganteel fii dinaa xaawi seen sutura fii ci Grand Thiès te man bu ma ko waxee war ngeen ko mën a gëm ndax yàgg naa ci nekk bu loolu weesoo maa ngi gërëm sama directeur général Pape Siré Dia waaye maa ngi gërëm son excellence monsieur Macky Sall waaye maa ngi gërëm waa Grand Thiès parce que ñi ngi may jàppale ñi ngi may jàppale kon mbokk yi loolu rek laa amoon ci loo xam ne maa ngi koy wax salaamaaleykum wa rahmatullah. très bien mbokk yi xarit ñu doon saan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu doon daral Babacar Diallo nekk responsable politique ci centre Elimane Siré ak Adiba toogal fii le DG de la poste di Pape Siré Dia mais également nekk responsable politique bi nga xam ne rek mu ngi ci biir APR di jàppale Siré Dia fépp rek ci biir commune bi ak ci biir département bi ci wàllu ay massification li nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar di leen jox di daje ci beneen numéro incha allah.